ñu ci ànd ak ay taskatu xabaar ay kàngam yu ñu ràññee lool ci groupe Futurs Médias di dalal bés bu nekk mardi bu jot ndaanaan ci réew mi koo xamante ne ji kàngam la ci réew mi ku réew mi soxla waxtaan wi ñu seex ak moom moo xam ci actualité la domaine bu mu mënti doon bëgg nañ buñ ca paree rek am déclic boo xamante ne ji dana ko def ci yéen moo xam ci bopp yi la moo xam ci sujet yi la yooyu yëpp kon moo tax a jóg seen émission déclic tey ji ñu am gan gu mat gan goo xamante ne ji ni ñu koy waxee client bu mat sëkk la macha allah di monsieur le ministre Seydou Gueye di ku ñu ràññee ci wàllu communication ràññee ko ci géopolitique bi ràññee ko ci yeneen domaine yoo xam ne jombul bu yegsee ci plateau bi dana ko leeral ak ñun fàttali ne mooy moom ministre chargé de la communication de la présidence de la République la bu weesoo loolu it moom monsieur le ministre Seydou Gueye mooy porte-parole parti bii di APR di parti présidentiel ci waxtaan wi tey ñu war ci ànd ak Adjaratou Binta Diallo mu war a seq waxtaan ak monsieur le ministre Seydou Gueye wala bokk ci ñi war a séq ak waxtaan ak monsieur le ministre Seydou Gueye ci émission Déclic Adja maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye di nuyu PDF Pape Djibril Fall di nuyu les téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. ayca Pape ñu it am mbégte bu baax di ànd ak yow. Mohamed ci émission Déclic bon tey nag xaw na wuuteeg suñu tàngaay ak suñu uppaay ba fële mais lépp ak cant la rek Pape maa ngi lay nuyu bu baax a baax sant yàlla bu baax di la fay Mamadou Mohamed kontaan trop ci dellu si waat ci plateau Déclic. di nuyu Adjaratou Binta Diallo ak Makumba ak gan gi nga xamante ni moom lañ fiy dalal di beral nuyoo sénégalais yi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew yëpp di ñaan suñu borom waxtaan bi am njëriñ. gan gi ñuy dalal ni nga ko waxee c'est monsieur le ministre Seydou Gueye ministre chargé de la communication de la présidence de la République doon it porte-parole APR sànq yaa ngi juñu Makumba Bey moom it ñëw na fekk si ñu ci waxtaan wi laata kon ñuy jéem a nuyoo ak moom dañuy xooli ki nga xamante ne ji moo di Mamadou Ndiaye war a ànd ak moom ci réseaux sociaux yeeg taxawaay bi nga xamante ne ji am nañ ko fàttali téléspectateurs yi ne ñoom it ni ñu koy defee saa su nekk mën nañu bokk ci émission Déclic poser seen ay questions mais également suivre émission bi via suñu plateforme yi ñu am gan gi ñu dalal tey ni ma ko waxee monsieur le ministre Seydou Gueye la Mamadou. waaw Mouhamed maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax. maa ngi lay ziar di nuyu ñi nga bokkal plateau bi wax nga ko internautes yi wala téléspectateurs yi wala ñoom ñi nga xamante ne aussi tàmm nañ di baaxoo di seetaan lii di Déclic talaata bu jot am nañu possibilité participer ci émission bi ak hashtag bii di Déclic muy hashtag bi nga xamante ne moom lañ leen jagleel ngir ngeen mën a participer ci émission bi tey nag suñu invité wax nga ko di Seydou Gueye nag koo xamante ni moo yor ci wàllum communication nekk fële ca. nekk koo xamante ni gis nañ ni ci internet bi bari na ci parfois bu defee sortie mu créer buzz comme ni li xew jamono ji ci réseaux sociaux yi moom nag tàmm ñu di ko gis ci réseaux sociaux yi xam naa ne après dina ñëw ci tontu boobu ndaxte tey daal yendoon nañu seet ay page am officielle gisuñu ci dara te tey moom xam naa loolu dina ci ñëw en tant que koo xam ne dafay yëngatu ci wàllu communication peut-être choix la wala am na beneen équipe bu nga xamante ni mi ngi ci ginnaaw ci kanam dina ci ñëw gën ci indi ay leeral waaye tamit ñoom internautes yi wax nañ leen ko télévision Futurs Médias da leen di permettre ngeen am possibilité participer ci émission bi ak hashtag bii di Déclic comme ni ñu koy waxee rek télévision Futurs Médias télé moo xamante ni mën nañu ko jàpp ni réseau social la am ngeen possibilité muy Facebook Twitter wala Instagram actuellement ñi ngi ci Facebook ci live bu télévision Futurs Médias boo demee YouTube aussi mën ngeen ñu gis en temps réel nga xamante ne moom lañ lay proposé fële ci page officielle bu télévision Futurs Médias daanaka hashtag bi Déclic la wala Déclic TFM mu nekk question wala ay contribution wala loo xamante ni gis nañ ni dina leen ci soxal ay ci actualité bi nga xamante ni moom Seydou Gueye war na ci indi ay leeral Mouhamed tey moom loolu la ñuy fas yéene déglu taataan ay question ci internautes yi. Mamadou am na question bu am solo boo xam ne yow sax daanaka yow yaa ko junj moo di ministre doon koo xam ne dañ ko ràññee lool ci wàllu communication nga wax ne présence am ci réseaux sociaux yi seetloo wuñu ko noonu. seetluwuñu ko noonu ndaxte tey daal ak équipe bi digital bi ci ginnaaw tey ñi ngi doon xool daal comme niñ koy baaxoo di defee chaque invité ñu xool ba xam na am na page officielle ba xam na certifié nañ ko tey daal dañoo yendoo seet daal gisuñu dara. mais apparemment booy Medina la de te dañuy bëri ay pexe de est-ce que amul ñeneen ñu nekk ci ginnaaw. politiciens yi aussi nii la ñuy def de. loolu nag jort nañ ko. jort nañ ne am na beneen équipe boo xamante ne ndaxte côté yoo gisee tweet yi président de la République di def souvent en temps réel est-ce que nekkul ci ginnaaw peut-être loolu mën na ci wala am na équipe bu nga xamante ne moom ci boppam mën na leen conseil. très bien Mamadou dañ lay bàyyi nga suivre ñu internautes yi ak ni ñu bëgg a participer ci émission Déclic ci télévision Futurs Médias daañu ñëwaat ak yow ànd ak yow au cours de l'émission ngir xool ñoom seen i question seen taxawaay ak appréciation bi nga xam ne am nañu ko ci Déclic am ko également ci invité tay bi Makumba Bey maa ngi lay nuyu. yes dafa mu gaaw de yes
di nuyu gan gi Seydou Gueye. dinañ am waxtaan mu am solo incha allah. sama maam daan wax naan boo yenooloo attunul yoon wi da nga fa jaar. donc dëgg la garaaw danañ la ko nangul gan gi ñuy am tey ji am na ñoo xam ne bi ñu ko déggee ne mooy doon ganu Déclic mu di monsieur le ministre Seydou Gueye dañu ne guddi yi ñu toll ak actualité bi fi mu toll bu dul woon président gisuñu keneen kook danañu war a mën a wax lu weesu moom lim ñu ci wax parce que domaine bu ca nekk am na ca xam-xam amee na ca connaissance. maanaam transversalité bi. transversalité bi comme moom moo yor wàllu jokkoo gi foofa ci président de la république. munu lu nekk mu tontoo ca na nga xam ne ko yor noonu la cay tontoo mais mën na lu ne mu tontu ci noo xamante ne ni dinañ ko mën a nangul. ci fi mu toogee ak xibaar yi nga xam ne dina koy jot yaakaar naa mate na sëkk jotaay bi tey jii moom gan gi ñi nga xam ne moom la ñuy xaar ci kanam tuuti muy Seydou Gueye. Très bien ñi nga xamante ne ji ñu ci bari dañuy dégg turam lu bari ci ñoom ñu ci moom Seydou Gueye ñu umpale ko dañ leen di defal nataalam ngeen teewlu ko laata kon ñu koy dalal moom monsieur le ministre Seydou Gueye ñu teewlu portrait bi. Quand on est en démocratie, quand on est en politique, il y a une composante essentielle de la démocratie qui est la délibération, donc le débat. Malheureusement, le débat, nous ne le faisons pas porter sur les questions de sens. Ministre secrétaire général du gouvernement mun nañ jàpp ne borom xam-xam la ndax am na njàng mu kawe moo xam ne te wute na moom mii nag nekk na ko engagé ci wàllu politique depuis ba muy ndaw njàngam mu ngi ko tàmbali ci école primaire boobu ñu tuddee Clémenceau dem ca l'école Blaise Diagne université Cheikh Anta Diop foofu mu am fa licence en droit des affaires. ci loolu rek ci atum 1970 Seydou Gueye dafa engagé lool ci wàllu politique doon ab gauchiste maanaam ñoo ñuy wax maoïste yi jamono ji nag mun nañ jàpp ne ab social démocrate la ndax nag mu ngi ci watu président Macky Sall yaakaar naa ne boo tuddee Michel Rocard rek dina am lu mu def ci moom. ci diggu année 1980 ci la yegsi ci diwaanu Tugal foofu ca Paris. Université Assas Panthéon Sorbonne mu daal di fay gën ak diplôme bu institut des hautes études internationales moom mi nag nekk militant nekk tamit syndicaliste ci li nga xam ne moo nekk cadre de l'Union nationale des étudiants de France mu ànd faak nag ay nit ñu mag daal di fay xeex bu am solo Seydou Gueye nekk délégué général des clubs convaincre nga xam ne nag kii di wujj bu mag bu François Mitterrand moom moo ko créé woon ci ndaje yooyu nga xam ne nag ci la dem am naka noonu tiñ la dajeek nit koo xam ne def na lu bëri ci dundam muy Abdourahim Agne moom li ko gën a séduire mooy éloquence ak taxawaayu ndawu Sénégal bii mu am ci mun a débattre rek li nu mel def na lu ne nag ngir mu dellu si ci dëkk bi waaye nag Seydou Gueye ñibbisiwul li wuteeg wàllu engagement politique am moom fàttewul li nga xam ne moo nekk njàng mi ci la am diplôme bu école nationale d'assurance de Paris ak benn DS en sciences des organisations et de production de l'université d'Evry waaye ci digg atum 2008 weeru mai ci la daal di xamante ki nga xam ne nag moo nekk Mahmoud Saleh mu boole ko ak président de la République Macky Sall boobu ba léegi ñoom ñaar ñuy ànd moom Seydou Gueye moomu sax président jot ko fee fal ministre naka noonu nangu poste ministre boobu tamit delloo si ko waat gannaaw ay élections yi nga xam ne amoon nañ fa ca Médina googu ñu nekk ñu daal leen gagné te tendance bu métti daal di fay am ba Covid bi ñëwee moom lépp loo xam ne wàllu ku jële da ko teg ci suuf dem ànd ak maire Médina di Bamba Fall ñu daal di liggéey ci Covid bi waaye maire Médina boobu tamit nekk li koy tere neraw moom mii di Seydou Gueye. jaajëf Pape Fara ñi ngi ubbee nga foo xamante ne ji jombul xam naa ne dina ci indi leeral te dina ci sawar a indi leeral mais comme li ñuy wax rek bala ñu ciy sori portrait baa ngoog doon ñu gën a xamale ak kii di monsieur le ministre Seydou Gueye lenn ciy jaar-jaaram portrait bi wane na ko moom mu am woyof ak disponibilité ñëw tey ji wuy suñu doon ganu Déclic ci talaatay tey ji monsieur le ministre ñoo ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci wuy si gi nga ñu wuy si. jërëjëf Mamadou Mohamed maa ngi leen di nuyu di am mbégte di ñëw di bokk ak yéen jataay bi parce que yàlla dogal na ñu ràññeeku ngeen ñoo xam ne waxtaan ak ñoom neex na te yomb na rawate nag ci kër gi nga xam ni gis nañu jéego yi mu dox ak liggéey bi mu liggéey ci démocratie wu Sénégal donc kooku dañ leen ciy jaajëfal bëgg ci tollantiit jaajëfal seen kilifa ci raaye bi ñu ko jox ci cër bi ñu ko jox ci wàllu lu muy liggéey loolu day tekki rek ni doomu Sénégal bu bëggee dara amul limite gannaaw mu sabablu rek yàlla defal ko ko donc ñu ngi ko ciy ndokkeel di ci ndokkeel Sénégal yëpp di yeesal njaalit jëmale ko ci yow ci sa waajuru góor bi ñu jiitu ji di ko ñaanal sunu borom tellu ko yërmandeeg njëgal
xare ko aljana yàlla na ko suufu Touba sedde di am mbégte it di nuyu sama rak yi fi ne parce que ku ci ne yàlla may na ma diggante ak moom ñuy jokkoo di waxtaan nag di waxtaan ci ñoom ni ñu ko tàmmee waxee muy off c'est-à-dire jéem a def seen liggéey parce que journaliste moom yàlla dafa def ni li ëpp solo ci liggéeyam mooy waxloo nit yóbbu ko nettali ji waaye nag teg ko ci ay règles ak ay chartes te saxoo ngeen ak moom ñu ngi leen ci gën a encouragé donc vraiment am mbégte ñëw wuy si leen pour nuyu sénégalais yi it pour jéem a waxtaan ak ñoom rek pour ñu xam daal li ñuy def. li ñuy def très bien bala ñuy solo ci waxtaan yi Pape Djibril Binta Macoumba man dafa am mbir mu ma jaaxal damay dégg ministre chargé de la communication de la présidence bon am journaliste la certes mais ma dégg la ci wàllu woowu Abdou Latif Coulibaly su ma juumul li ñu ko dégg sorewul lool li ñu ko dénk xëy na sax Ndeye Tické Ndiaye mi ñuy wax porte-parole gouvernement bi sax moo leen xaw a sori mais est-ce que ñetti ndombal tànk yooyu am na différence bu bari monsieur le ministre. waaw bokkul parce que su bokkoon yem du nekk ñett may tàmbalee ci man liñ ma dénk du jël kàddu gi di yëkkati te boo ko seetloo bi mu fa toogee ba tey sama génn dafa xaw a wàññeeku rawatina génn boo xam ni baat la ñuy dégg parce que porte-parole moom baat man samay génn li ci ëpp boo ko seetloo ci jamono yi presse écrite lay doon ndaxte ki ñu dénk kàddu gi jox ko baat bi ci biir présidence de la République mooy le ministre porte-parole de la présidence muy Abdou Latif Coulibaly ki nga xam ni ci wàllu gouvernement moom dañu dénk kàddu gi mooy le ministre de l'économie numérique porte-parole du gouvernement madame Ndeye Tické Ndiaye Diop man nag liñ ma dénk mooy organiser mbir yi mooy fexe yan mbir kàddu gi rek man communication bi lay organiser Latif di def ak Ndeye Tické organiser gën na yaatu loolu sax boo ko seetloo parce que dimension institutionnelle bi am na solo waaye dimension politique bi aussi il faut nga coordonner ko wax ak ñi nga xam ni ñoo yor rôle yor communication politique bi ci ñooñu am na ci nga xam ne mooy suma adjoint ci biir parti bi muy Abdou Mbow am koo xam ne moo yor coordination communication bi ci biir Benno ak yeneen plateforme yi nga xam ni ñoom lañu am ñuy liggéey ci wàllu digital nekk seen ginnaaw. kon politique bi dafa jël le dessus ci institution bi nga wax ni non jëlul le dessus da koy prolonger parce que def nañu ràññee bu baax jaxasewu ñu leen te ku ci nekk xam nañu lan mooy cëram ak wàllam et ku ci ne xam nañu en terme de temporalité kañ lay dugg ak bu kii waxee lan la kii di yaatal. léegi ki nga wax noonu mooy Ndeye Tické Ndiaye Diop ñu ne moom mooy porte-parole du gouvernement bi daanaka benn yoon lañ ko fi gisagum mu def point de presse. mooy je korité daaw jéeg ci mbiru Aliou Sall bi la woon. ñu gis ci yeneen réew yi ci démocratie yi nga xamante ni démocratie moderne la egg nañ sax ci ba ci conseil des ministres bu jeexee day ñëw livré wu ci benn exercice porte-parole bi. De construction et de déconstruction par rapport ak actualité bi ak par rapport ak li nga xamante ni moom mooy fait marquant yi amee ci communiqué bi mais boobu ba tey wax nga ne moom moo yor kàddu gi waaye dafa mel ni communiqué daal la ñuy ëpp lu ñuy gis choix la wala ndax li poste bi délicat moom moo tax. yëpp a ngi ci. parce que poste boobu mun naa ci wax parce que man yor naa ko ab diir. ci gouvernement bi yor naa ko lu ëpp ñetti at. am configuration politique bu ñu amoon. configuration politique bi ñu amoon mooy gouvernement bi dafa amoon premier ministre am ay instances yoo xam ne moo ciy liggéey te daan na am saa su ne heure bu ñu paree par exemple lu mel ni conseil interministériel man porte-parole bi daan naa génn yëkkati kàddu wax li nga xam ni moom lañ fa jot a téye war ko jébbal président pour mu valider ci yeneen anam Abdou Latif Coulibaly nekkoon na fi porte-parole toujours ci condition yi nga xam ne dañu am un premier ministre daan na def moom bu conseil des ministres jeexee mu amal conférence de presse jébbal xabaar yi maintenant configuration bi ñu am bu changé communication bi dafay changé boo ko xoolee ni ñu renforcer dispositif u présidence de la République am fa porte-parole am fa ministre conseiller en charge de la communication configuration bii la gën a dëppool lu tax parce que pour nga wax loo porte-parole du gouvernement il faut que nga am koo xam ni mooy yëkkati kàddu ni ko
waxal parce que porte-parole doo yëkkati sa bopp rek wax. kon amatul travail de coordination amatul de l'action du gouvernement. Ah si c'est pas parce qu'il y a pas de conseil interministériel qu'il y a pas cette coordination. Coordination bi am na ka koy piloter au niveau de la présidence c'est le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République kooku te booy lire communiqué conseil des ministres saa su ne dina am moment de communication boo xam ne ci biir conseil dafay def le compte rendu des points de coordination yi nga xam ne jot nañ ci liggéey indiqué li nga xam ne mooy directive yi président joxe woon ñu xayma fan la ci toll. mais monsieur le ministre dagguma la mais noo ko mënti expliquer rek mënuñu comprendre Korité daaw jeeg diggante bi loo xam ne musul xew ci àdduna ba budget bi ñu xaaj ko ñeenti xaaj benn xaaj ba ñu jël ko jagleel ko mbir moomee kenn musu ko cee dégg loolu nan la ko nit ñu mën a comprendre. alors kooku. pandémie bi man duma ci mënoon parce que communication pandémie c'est tout à fait autre chose boo leen bëggee mën nañ ci dugg. mais li Macoumba bëgg prise de parole rek voilà Macoumba li mu bëgg a wax mooy jamono ji ñuy soxlaa di dégg communication gouvernement bi. mu war a jaare ci moom. dégguñu ko. mais te ci jamono ji lañ ko gën a soxla. mais option bi ñu jël. waaw foog naa ni bu fekkente ni dam ngeen seetlu te yéen ñu mën a seetlu ngeen. communication bi nga xam ne ci président de la république ci boppam la tukkee moo ëpp liy tukkee ci biir gouvernement moo ëpp it liy tukkee ci yeneen espace yi. lu waral loolu option la parce que tey jii ki nga xam ni mooy le point de départ et le point de convergence ci régime bi ñu ne mooy président de la république. mais kon kay ñeneen ñi amatuñ fi njariñ nag. fekkee mooy def mooy wax. yow bu ma nii mooy wax parce que li muy wax yéen seetlu ngeen ko gis ngeen ko. contexte bi ñu nekk li ci ëpp importance mooy sénégalais yi moom la ñu gën a bëgg a dégg que keneen ndax liñ jànkonteel depuis juróom-ñaari weer. kan ci président. oui sénégalais yi moom la ñu gën a itteel. loolu moo tax tamit sénégalais bu am problème est-ce que du loolu moo tax sénégalais bu am problème léegi. audience nga bëgg ak président de la république. loolu yàgg na fi bu ma ñibbee sax sama soxna indil may problème ma ne ko woy il faut que président intervenir pour régler sunu problème parce que loolu mooy sunu culture noonu la ñu gisee mais jamono jii ñu toll nii. yéen seen wàllu bopp yéen a ko laaj yéen journalistes yi na président di wax te bu fekkonte ni ba mu wax lu jàg bokk parce que da nga koy laaj mu ne du ma ne la waaw wala déet non kooku ci benn point la nag non juste doo ñëw jël nag doo ñëw jël Mamadou benn point ni moom ngay généraliser parce que fii réew mi toll woon ak li nit ñi gën a soxla mooy ñu gën ko dégg dëgg la gouvernement bi mu ci nekkee porte-parole léegi ëpp na juróom-ñaari weer mais juróom-ñaari weer yi mujj mu nekk ci compte Twitter mu nekk ci page Facebook mu nekk ci ay message à la nation mu nekk ci ay intervention yeneen li président gàddu ci kàddu parce que réew mi ñoo soxla ki nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi gën a tegtal fa mu jëm ak la muy def. monsieur le ministre kii wax na sànq Mamadou Ndiaye loo xam ne daf ma xaw a jaaxal mooy un ministre de la communication boo xamante ne il n'est pas connecté. kan man Seydou. nee na gisul fenn officiellement. loolu jaaxal na ma bu fekkee da nga bëgg a am réactivité avec les internautes aussi te tout se dit maintenant dans les réseaux sociaux ak critiques yi nga xam ne ñu ngi koy faral di formuler yéen on se demande souvent les gens se demandent souvent est-ce que le président est entouré par de bons communicants. waaw kooku yéen ay apprécier rek. yéen ay apprécier mais sénégalais yi it bokk nañ ci ñiy apprécier. du dëgg ñoom bokk nañ suñuy critiquer aussi. ñiy critiquer mais loolu àddina moom. président sax jooy na communication ba tey nag amul. looy def te du am critique président jooy na communication waaye foog na solution yi mu indi ci diggante bi am na avec évolution yu baax a baax yu positive dem nañu ba doon ko reprocher que du utiliser ay réseaux sociaux naa ñëw ci suma cas tout à l'heure pour wax leen lu tax mais dégg naa keneen naa il est trop réseaux sociaux maintenant ah bon waaw dégg naa ko wax ci journaliste te doon nañu jàmbat ne nekkul ci réseaux sociaux yi aujourd'hui li nga xam ne am na ci communication président mooy compte Twitter am mi ngi fonctionner tey jii comme une agence de presse parce que loolu mooy tendance bi yéen ñu bari ci taskatu xibaar yi page Facebook yi ngeen di xool compte Twitter yi pour am information donc bu ñu positionner compte président de la République parce que déjà tey jii li ci nekk ci ay followers mat na jéggi na 1,5 million jéggi na ko ci ñu koy suivre ci dëkk boo xam ni am nañu 4 ou 5 millions yoo xam ni connecté nañu donc moom li muy def ci communication dafa dëppook jamono bu laajee yeneen format yi dina ko def mais man option bi ma jël personnellement fësuma feeñu ma maanaam amul loo xam ni mën nga ni bii compte Seydou Gueye la
am na koo xam ne nag jël na benn compte bind ni Seydou Gueye bare ami nag lool mais du man li ci xew maa ngi koy xam di jaare fi mu war a jaare fooy jaar ñu xam. parce que man dama jàpp ni ci li nga xam ne sama conception la bu may yëngu ci politique sama bopp taxul te boo insister torop yow ci sa page ak sa compte di nga dem ba foog ni mbir mi yow la te du man crédibilité bi ma am ak légitimité bi ma am pour wax nit a jóg organisation jóg jox ma ko donc li may def je suis au service de mon organisation pas au service de mon projet personnel. Il y en a qui sont au service de leur projet personnel. non dama wax man sama wàllu bopp. ñi actif trop ci li ma jàng ci li ma jàng heure bu ma waree jàllale li ma war a jàllale xam naa fan lay jaar parce que réseau li important mooy fexeel ba nekk ci point de connexion wala point boo xam ni di nga am looy dugal ci réseau bi mu dem fi mu war a dem soxlawul ku mel ni man dama jàpp ni soxlawu ko ensuite dama am un point de vue très précis sur les réseaux sociaux jàpp naa ni li taxoon ñu sanc ko ñu créé ko dafa nekkoon soxla ci société yoo xam ni lien social bi barewul mais ñun ni ñu koy jëriñoo mi ngi yàq lien social bi ñu war a am ñu koy yàq parce que yéen ñëpp ko gën a xam problème mu réseaux sociaux yi mooy il s'exprime à l'angle mort de la censure c'est-à-dire que la ñuy génne balaa ngay mën a xam ndax jag na wala jagul mu tas ba pare donc nit nag day def attention parce que man kaddu dafa am fu mu ko teg te ci yëkkati kaddu it dama ci am yéene mooy wax liñ ma wax loo wax li nga xam ne mooy dëgg ci man ba pare rafetal ko. alors tudd na léegi Mohamed soo ma ko permettre tudd na léegi poste premier ministre nekkoon secrétaire général du gouvernement nekkoon tamit koo xamante ni jege woon na ñooñu nga xamante ni ñoom ñooy décideurs yi ci niveau bu gën a stratégique jamono bi mbas bi ñëwee ñëpp dañu jooy absence su premier ministre. ñu benn jamono sax nee nañ ñoo ngi koy toggaat pour mu ñëwaat ndax jàpp nga ne ñàkk gi mu fi ñàkk lu mën a ñàkk la. jàpp naa ni schéma bi ñu nekk tey ak expérience bu particulière bi ñuy dund nature problème yi ak solution yi président indi jooyuñu premier ministre. jooyuñu ko. lu tax parce que mbir mi bi mu amee président daf ko jaarale fi mu war a jaar maanaam tàmbali seeti ñi nga xam ni ñoom la yàlla may xam-xam ci wàllu paj déglu leen ba pare door a jël décision politique yi et donc je peux dire que dans le contexte de la Covid ni ñu war a gouverner noonu la ñu gouverner parce qu'on a gouverné à l'endroit écouter les experts avant la prise de parole politique loolu moo nu indil xam naa nañ ci dugg ci waxtaan wi li nga xam ne tey kenn mënu ko natable ni Sénégal jànkonteeg mbas mi am na ci ndam bu ràññeeku parce que bu nu ko tënkee mooy premier ci Afrique di ñaareel ci àdduna bi te ña ko saytu ba classé ko loolu dafa am fu ñu ko teg ak lu ñu xool nañu test yi xool nañu réponse yi xool nañu ni ñu dimbalee nit ñi xool nañu yeneen ak yeneen ñu gis ni bu Sénégal mais mucc na ayib façon boo xam ne est-ce que jàppoo ne ndimbalul yàlla la aussi parce que ñun doxewuñu ko monsieur le ministre. loo gis preuve keroog seen président bi dem na Sine Saloum dajale fa mbooloo ci jamono joo xam ne dañu koy aaye. waaw ngeen yaakaar ne loolu moo ñu may résultat pour ñu nekk